En grand visionnaire, Cheikh Ibrahima Niass Baye créa le fonds Médina Baye, dont la mission est d'accompagner la Hadara à la réalisation de ses projets d'envergure dans le domaine du développement, de l'éducation et de la santé. Une initiative pérennisée par le défunt Khalif Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahim Niass et appuyée par le Khalif Cheikh Mohammedoul Mahi Ibrahim Niass Khadimoul Umma. Le fonds Médina Baye compte à son actif des réalisations majeures, mais a d'autres défis à relever. Participez à la réalisation des projets du fonds Médina Baye en envoyant vos contributions au 77 481 04 04. mbëggeel ak cofeelu taalibe xidma moo koy jëmmal. bismillahi rahmani rahim. ذكر فضيلته صلى الله عليه وسلم بطيب مولده. حدثنا أبو بكر بن محمد بن حميد قال حدثنا هارون بن يوسف بن زياد قال حدثنا محمد بن أبي عمرو حدثنا محمد بن جعفر قال أشهد على أبي حدثني عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي لم يصبني من سفاح الجاهلية شيء. حدثنا محمد بن سليمان الهاشمي قال حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد المروزي قال حدثنا محمد بن عبد الله حدثني أنس بن محمد قال حدثنا موسى بن عيسى قال حدثنا يزيد بن أبي حكيم عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يلتقي أبواي في سفاح لم يزل الله عز وجل ينقلني من أصلاب طيبة إلى أرحام طاهرة صافيا مهذبا لا تتشعب شعبتان إلا كنت في خيرهما. حدثنا أبو بحر محمد بن الحسن بن كوثر قال حدثنا محمد بن سليمان بن الحارث حدثنا عبيد الله بن موسى بن إسماعيل بن أبي خالد عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن العباس بن عبد المطلب قال قلت يا رسول الله إن قريشا جلسوا فتذاكروا أحسابهم وأنسابهم فجعلوا مثلك مثل نخلة نبتت في ربوة من الأرض. قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن الله عز وجل حين خلق الخلق جعلني من خير خلقه ثم حين خلق القبائل جعلني من خير قبيلتهم وحين خلق الأنفس جعلني من خير أنفسهم ثم حين خلق البيوت جعلني من خير بيوتهم فأنا خيرهم أبا وخيرهم نفسا. حدثنا أبو بحر محمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن غالب قال حدثنا الحسن بن بشير حدثنا سعدان بن الوليد عن عطاء عن ابن عباس وتقلبك في الساجدين ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يتقلب في أصلاب الأنبياء حتى ولدته أمه. حدثنا علي بن هارون حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا أخمسي المقدام حدثنا حماد بن واقد الصفار قال حدثنا محمد بن ذكوان عن عمرو بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل خلق السماوات سبعا فاختار العليا منها فسكنها وأسكن سائر سماواته من شاء من خلقه وخلق الأرضين سبعا فاختار العليا منها فأسكنها من شاء من خلقه ثم خلق الخلق فاختار من الخلق بني آدم واختار من بني آدم العرب واختار من العرب مضر واختار من مضر قريشا واختار من قريش بني هاشم واختارني من بني هاشم فأنا من خيار إلى خيار فمن أحب العرب فبحبي أحبهم ومن أبغض العرب فببغضي أبغضهم. كنت
tey ak juddoo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne solo nañ jëlee ci Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne ci sëy laa gongeekoo maanaam ci laa juddoo génnewuma ci njaalo dalee ko ci aadama ba sama ndey ak sama baay juree ma dara ci njaalooy jaahiliya yi jotul ma jëlee nañ ci ibn abbas radiallahu anhu mu wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne sama ñaari baay maanaam sama ndey ak sama baay dajeewuñ mukk ci njaalo yàlla dañut di ma toxal ci ndiggi way teey jëm ci roxo mi way teey yi ma nekk aji teey nekk kuñ sellal ñaari bànqaas duñ tàggalikoo lu may ma nekk ca bànqaas ba gën ci ñaari bànqaas yooyu war na jëlee ci abbas ibn abdul muttalib mu ne dama ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallama waa qurayshi dañoo toog di tudd seeni askan ak seeni jaloore ñi def la nga mel ni tàndarma boo xam ne nii dafa sax ci kaw doj bu kawe ci suuf mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallama mer ne yàlla tabaraka wa taala ba mu bindee mbindeef yi daf ma def ci gën ci mbindeef ba mu bindee giit yi daf ma tànn ci gën ci giit ba mu bindee bakkan yi daf ma tànn ci gën ci bakkan ba mu bindee néeg yi daf ma tànn ci gën ci néeg maay ki gën ci ñoom ci baay ak ki gën ci ñoom ci jëmm ibn abbas firi na laaya ji wa taqallubaka fi saajidina ne mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallama maste dañ di toxu ci ndiggi way sujootal yàlla yi muy lambiyaaw yi ba yàlla jur ko ci ndeyam bi mu juddoo jëlee nañ ba tey ci amr ibn dinar mu ne jëlee nañ ci ibnu omar radiallahu anhum mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne yàlla tabaraka wa taala dafa bind asamaan yi muy juróom-ñaar mu jël ba ca gën a kawe mu dëkkee ko dëkkee foofu nag tegtalewut yàlla am ak moom ak barab loolu teral rek la bu yàlla teral asamaan yi juróom-ñaar waaye yàlla amut barab walis barab moo tax Cheikh Ibrahim radiallahu anhu ñu nettali ne ci ajam gu njëkk dafa fekk jàngalekat buy jàngale ci xaram bi di wax ne yàlla mu ngi nekk ca jékki ca gàngunaayam ba comme ne ma jékkee nii ci sama gàngunaay gi noonu la yàlla defee ci arasam nga bàyyi ne ko loolu jomm na ci xàq yàlla ndax bu fekkee ne kaaba gaa ngi nii dañoo wax ne néegam yàlla la waaye tegtalewul ne boo demee yàlla ngay fekk mu tëdd foofu naaqatallahi alquran tudd na ko tekkiwul ne yàlla daf daan war gélëm googu asamaan yi juróom-ñaari buñ waxee ne xadis ji waxee ne yàlla tànnee ko dëkkee fa tekkiwul ne yàlla dafa dëkk foofu walis feneen ndax wa huwa maakum ayna maa kuntum fu ngeen nekk yàlla mu ngi ànd ak yéen ci jëmmam ak ci xam-xamam bàyyi werante na ak benn borom xam-xam ba tey ci ñooñu mu ne ko yéen seen sëriñ dafa am lu mu wax d'accord ma ci mu ne ko lu mu wax mu ne ko dafa wax ne yàllaa ngi ànd ak ku nekk ci jëmmam bàyyi ne ko yow loo wax yow mu ne damaa wax ne yàllaa ngi ànd ak ku nekk ci xam-xamam bàyyi ne ko xam-xam ak jëmm duñ tàggoo li ñuy gis nii lan la àddina bi liñ fi gis yëpp lan la mu ne ko lii jeexiti jëfam la maanaam moo ko bind bàyyi ne ko comme lii jeexiti jëfam la moo jëf lii moom bi mu jëfee lii fan la dem man ak yow ñi nga xam ne ñun dañoo am dayoo am fuñ nekk fuñ em mën nañoo jeexital léegi ci barab ñi ñëw duñ ñu fekk ci barab boobu ne ko léegi nga gis ruuti oto bi ñu ne ana oto bi dem na mu ne ko waaye toxu jomm na ci xàq yàlla comme lii moo ko jeexit kay ba mu jeexital lii fan la dem mu ne ko loolu mooy tegtale ne yàlla mu ngi nekk ci fu nekk ci xam-xamam ak ci jëmmam mu ne mu dëkkal yeneen asamaan yi mindeefa bi dëkkal suuf yi juróom-ñaar mu bind suuf muy juróom-ñaar mu tànn ba ca gën a kawe mu dëkkalee ko ku ko neex ci ay jaamam bind mindeef yi mu ne mu tànn ci mindeef yi doomi aadama yi ñi nga xam ne ñoom la yàlla def ñiy xalifa tànn ci doomi aadama yi arab tànn ci arab yi mudar tànn ci mudar quraysh tànn ci quraysh bani hashim mi nga xam ne mooy maami yonent bi sallallahu alayhi wa sallam
tànn yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci banu haashimin moo tax mu ne man maay kiñ tànn jugee ci kuñ tànn ku bëgg arab yi ngir sama bëggeel nga leen bëggee ku leen bañ tim mbañeel sama mbañeel nga leen bañee yal nañu yàlla musal ci loolu. En prélude du Gamou international de Medina Baye, sous l'égide du khalife général de la Fayda Tijaniya, Cheikh Mohamedul Mahi Ibn Cheikh Ibrahim Niass, la commission des conférences et du patrimoine de la Jamiatou Ansaroudine vous convie au symposium international du Maoulid de Medina Baye 2026. Les 22 et 23 août 2026 sur l'esplanade de Medina Baye, autour du thème « Le soufisme sunnite, voie d'éducation spirituelle et de réforme éthique ». Cette année, la première journée sera placée sous le parrainage du khalife Seydi Aliou Cissé, radiyallahu ta'ala anhu, tandis que la seconde journée sera, elle, placée sous le parrainage d'Al-Khalif Cheikh Al-Hajj Abdoulaye, radiyallahu ta'ala anhu, fils aîné de Cheikh Ibrahim Niass, radiyallahu ta'ala anhu. Pendant 2 jours, Medina Baye sera ainsi le cadre d'une rencontre consacrée au savoir, à la transmission et à la réflexion autour du patrimoine spirituel de la Fayda Tijaniya et de sa capacité à répondre aux grandes interrogations de notre temps. Le symposium entend réunir autour d'une même ambition, la connaissance, la spiritualité et la réflexion sur les défis auxquels l'homme et la communauté sont aujourd'hui confrontés. La première journée ouvrira la réflexion sur les fondements de la voie et sur l'éducation spirituelle. Elle s'intéressera notamment au code éthique de la Subha, ce compagnonnage spirituel entre le maître et le disciple qui place la transmission, l'exemplarité et l'éducation au cœur de la relation spirituelle. À la faïda comme accomplissement du dogme, de l'étude et de la préservation de son patrimoine intellectuel, à la valorisation des enseignements et des œuvres qui participent à sa transmission, à la jeunesse et aux défis auxquels elle est confrontée, à la lumière de la pensée et de l'héritage de Cheikh Ibrahim Niass. La deuxième journée élargira cette réflexion aux grandes mutations du monde contemporain. Elle s'ouvrira sur une question fondamentale. Face aux bouleversements de notre époque, comment penser la crise de l'homme moderne et les voies de sa reconstruction spirituelle? Il sera également question d'économie, de travail et de solidarité, et de la manière dont les valeurs spirituelles peuvent éclairer notre rapport à l'effort, à la responsabilité et à la vie collective. D'intelligence artificielle et de nouvelles technologies, alors que les technologies transforment profondément nos sociétés, nos habitudes et notre rapport au savoir, avec la question de la sauvegarde de l'humain, de science, de découverte spatiale et du sens du cosmos. Une invitation à penser le rapport entre connaissance, découverte et compréhension du monde, de spiritualité et de responsabilité communautaire. Car l'éducation spirituelle ne se limite pas à la transformation de l'individu. Elle doit également se traduire par une responsabilité envers les autres, par l'engagement, la solidarité et la contribution au bien de la communauté. Ainsi, durant ces 2 journées, le symposium international du Maoulid de Medina Baye 2026 proposera un dialogue entre héritage et actualité, entre éducation spirituelle et enjeux contemporains, entre connaissance et responsabilité, une occasion donc de revisiter les fondements d'une tradition spirituelle, d'en approfondir la compréhension et d'interroger sa contribution aux défis du présent et de l'avenir. Les 22 et 23 août 2026, sur l'esplanade de Medina Baye, en prélude du Gamou international de Medina Baye, nous vous donnons rendez-vous au symposium international du Maoulid de Medina Baye 2026, autour du thème « Le soufisme sunnite, voie d'éducation spirituelle et de réforme éthique ». 2 journées de savoir, de transmission, de réflexion pour penser l'éducation de l'homme, la réforme et l'éthique et la responsabilité face au monde de demain. Le symposium international du Maoulid de Medina Baye.